fonds politique Sénégal ku doon nelaw tey war nga yeewu définitivement mbir mi du mbirum rek wax waxeet yi bëri na vaar yi ñu ngi takarnaasi loolu du tax ñu perdre suñu temps mbir mi mbirum alalu askan wi la mbirum jalgati la mbirum ñàkk dëppoog luwaawu suñu réew ak valeur waaye surtout mbir mi mbirum gàcce la jar na nag ngeen xam li si nekk ngeen mën a àtteel seen bopp ginnaaw ba ngeen xamee jël leen seen temps ngeen topp ma xam li si am preuve à l'appui ngeen liir ak seen bopp ñu wax ngeen dégg ngeen xam li si nekk ak li si nekkul lépp mu ngi commencé ci livre bi solution soo ñëwee ci page 95 lépp li nga xamante ne dafa jëm ci jël ay fonds tuddee ko fonds politique fonds spéciaux di ko distribuer di ko joxe muy xaalis boo xam ne dañ ko jël teg ko ci loxo benn nit mu koy def nu mu ko neexee di ko jox ku ko neex dañ ne loolu dañ ko war a supprimer dañ ko war a dindi. fonds politique yooyu dañ ko war a dindi fii parce que fonds politique yi c'est des fonds de corruption politique. ñu dajale suñu jëlee réew mi waaye balaa loolu bu ngeen joxee majorité assemblée caisse noire dootul am Sénégal. li ko war a remplacer nag mooy fonds secret. ko waxee nag ñu ne la waaw mais c'est pas réaliste moo tax ci livre bi dama ne fonds politique yi dañ koy remplacer ak fonds secret ñaar yooyu bokkul fonds secret mooy am réew dafa am ay dépenses yoo xam ne c'est des dépenses sensibles kenn mënu koo bind ci budget boo xam ne da nga koy def ci site ministère de l'intérieur ministère des finances du moins fonds d'espionnage mënoo ko bind mënoo ne Sénégal day espionner réew sangam 500 millions lañ fa prévoir. yooyu dafa laaj ñu def ko des fonds secrets. fonds secret mooy loo xam ne dafa jëm ci ay mission yu sensible ay armement ay mission secrète loolu rek moo waroon des ci koppar boo xam ne dañ koy teg ci loxo nit waaye yi dañ ko war a contrôler saytu mais koppar bu jëm ci jël joxal diw dañ ne fii ci livre solution bi dañ ko war a dindi totalement. lan moo tax nag ñu war ko supprimer remplacer ko fonds secret nag ma rappeler ne président rek moo ko mën a am ndax moom mooy le garant de l'unité nationale moom la mooy le chef des forces armées moom moo mun a def ay armement moom moo mun a def loo xam ne jëm na ci ay mission yu sensible waaye li tax joxe bi ñu mën ko dindi ba mu jeex tàkk mu bañ a amati muy question bu yomb bi nga xamante ne posé na ko ci livre bi di solution nan la ñu mën a jëlee alal bu toll nii jël ko jox ko kenn koo xamante ne donte moo jiitu ci nit ñi mooy président de la république te mu bañ a am contrôle mu doon avant walla mu doon après loolu nag su ma koy tekki wax ko ni mu ko waxee ci français. Comment peut-on allouer autant de crédit à une personne, fût-elle la première institution de la République, sans aucun contrôle, ni a posteriori, ni a priori? Fin de citation. mu sax yokku si ne ñu mën fi jox ñu mel ni première dame yi mu doon lu mu ñaawlu lool ñoom ñu mën a jug di def ay fondation dem di faj ay nit ak yooyu mu dem ba ñaawlu loolu. bu ko neexee mu jël ci 1 milliard jox ko jabaram ne ko dama def fondation. mais président bi lan mooy dindi non dama la bëgg a wax nii. gravité loolu. Sénégal il faut ñu njëkk xam combien c'est grave ça. parce que xaalisu ay néew du doole yu ñàkk su bu ngoon jot la ñu dajale ko ci suñuy lempo waroon ko def dërëm bu nekk fi muy dugg waroon nañu xam fii la dugg ñu jël ci lu toll noonu jox ko ay nit. démb mu ne kii di président de la république bi nga xamante ne mooy garant de l'unité nationale
chef des forces armées nit ñi fal ko warul am fonds politique warul am fonds spéciaux fonds secret rek lañ ko war a jox te si mbirum armement ak ay mission secrète la war a nekk loolu mu xeex ko démb tey muy layal premier ministre bi nga xam ne dañ koo tabb nommé ko amul benn prérogative constitutionnelle bu méngoo ak prérogative président de la république mu koy layal ay fonds politique maanaam xaalis bu mu mën a yor moom mën ko joxe gauche mën ko joxe droite te kenn du ko ci wax dara. Plus grave encore mu dem déclarer ñëpp di ko dégg ne fonds yooyu moom mënul ñàkk ne daajam mu ngi nii toog wax na fonds yooyu nan lañ koy utiliser. fonds mënul ñàkk dama leen koy wax léegi man am naa ay fonds sama daaj a ngi fii dama ko ne kuy faju ku ñu génne këram mais bul joxe mukk xaalis. muy wax ju garaaw ndax ki waxoon ne nañu supprimer fonds yooyu mooy expliquer tey nu mu ko utiliser. ki nga xamante ne moo waxoon ne ñu war a am transparence ñëwul nañu jébbal nañu nii laa ko defee woon mën ngeen a xool waaye dafa bëgg rek ñu yem ci gëm ko moom lu mu wax ne noonu lañ koy doxalee noonu lañ koy doxalee mu def ko nag ci anam boo xam ne képp ku musoon gérer fonds politique gérer ko ak sa DAGE mën na taxaw wax la même chose waaye lu wóor te wóor mooy su tuddee fonds politique mooy kenn mënul dem teg ci bëtam kenn mënu koo vérifier kenn mënul xam lu ci am ak li ci amul. li ko justifier nag mooy joxe naa bokk na ci mooy joxe naa ñi feebar jox naa ñuy bëgg a génne seeni kër. dama ko ne kuy faju ku ñu génne këram. waaye loolu du moom la doon critiquer première dame yi xaalis bu ñu yoroon du dañ doon wax ne dañ ciy faj ay nit dañ ciy dimbale ay nit waaw ban différence la am entre moom dimbale moom ak dimbale ñële te lépp jóge ci kopparu fonds politique comme nu mu ko waxee woon. leer na ne fonds yu première dame yi doon joxe moom ñi ngi doon dégg ay nit di témoigner naan jot nañu ñu ngi remercier am nañu ngërëm bu mag bu ñu teg féetale ko ci première dame diw wala première dame diw. sant première dame Marème Faye Sall moom mooy wax rek sant bi am na fu muy commencé mais amul fu muy yem maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax li mu bëgg daal moom moo xam yàlla na ko suñu borom defal parce que barki démb rek da mu yónnee xaalis ne ma pour nga continuer jalis bi fii quoi waaw moo tax fu ma toog dama koy sant bu baax di ko gërëm quoi. Sa Cadior nga tawat. waaye tey kan la Ousmane Sonko dimbale ana étudiants yu nekk ci ay jafe-jafe yu ñu génne ci milliards yi nga xamante ne jël na ko ci fonds politique. ana ñu mbënd mi jël seen kër ñu mu génne ci jafe-jafe yooyu ana ñu ñuy kañotal ci internet bi pour faj leen bañ ne premier ministre Ousmane Sonko jël na ko en charge ana ñooñu fu ñu nekk ñaata lañu kenn mënu ci xam dara ndax nee na loolu ay fonds politique la maanaam awma dara lu ma leen ci wax comme ni mu ko waxee woon. Cour des comptes du la contrôler Conseil d'État du la contrôler OFNAC du la woo su la neexee nga dugal ko ci benn nekk sotti ci pétrole taal ci loo xam ne suñu lempo la ñun ñëpp amoo benn compte boo ciy ràmb. li gën a doy waar lépp mooy fonds yooyu nee na fonds yu xaraam la suñ ko contrôlé wul. li ma jàpp mooy lu mel ni caisse noire tuddee wuñ ko nag ñoom caisse noire ndax léegi ñu ngi ko tuddee fonds spéciaux wala fonds politique. pour man lu xaraam la. li mu wax ne su amul contrôle dafa xaraam lan moo tax mu jëfandikoo ko ci anamu xaraam boobu maanaam sans contrôle lu mot ñaari at ngay utiliser xaalis bi nga xam ne kenn saytuwu ko kenn xamul foo ko dugal yow rek yaa mun a indi firnde bi ci mbirum xaalis am na leneen loo xam ne tamit ëpp na suñuy bopp. ci livre bii def déclaration de patrimoine man de oto bii laa am kër gii laa am
lii laa am amul benn loi bu ko imposer pour mu def déclaration de patrimoine lu ñu gën a soxal ñun mooy ku yor suñu koppar mu wax ñu lan la am ba mu ko avant mu koy yor ak lan la am ba mu fiy génn ba mu ko yorutulee ba mu commencé yor suñu koppar ba léegi kenn tegatul bët lan la am ak lu mu amul ginnaaw ba mu ko defee te amul benn loi bu ko exiger tey ñàkk na ko def te amul benn loi bu ko tere suñu ñëwaatee nag ci fonds politique yi li ci gën a yéem te foofu nag sénégalais yépp lañ see interpellé ndax suñu alal la mooy fan la fonds politique yi jógee kan moo ko woteel fonds yooyu ndax moom ci boppam moo taxaw jàkkaarloog assemblée nationale ne leen man am naa ay fonds politique man am naa fonds politique pour primature 1,770 milliards de fonds politique. fan la jëlee fonds politique yooyu kan moo ko woteel si fan la nekk si budget bi question yooyu ba fii may wax ak yéen amul kenn ku si mën a tontu ki nga xam ne moo yoroon kàddu gouvernement bi jege ko loolu sës si moom rëkk bokk tey si cabinetam si assemblée nationale ñëpp dégg nañ ko mu ne si budget Sénégal amul fenn fu fonds politique amee pour premier ministre. Systématiquement damay dégg ñu ne premier ministre am na fonds politique man xaw ma fu premier ministre am fonds politique xaw ma ko. en tout cas ci budget li nga xam ne mooy primature fonds politique amu ci man gisuma ko ci. question nag war nañ ko poser ci loolu. nan la ñu mën a jëlee koppar bu mel noonu ne am naa ko man premier ministre te mu war a jaar ci budget Sénégal te ñu nekk ci gouvernement bi ki yor seen kàddu ne loolu nekkul ci budget bi député yi ci boppam ne nañ loolu gisuñu ko ci budget bi. que voté wuñ ko loolu moo tax fonds politique yi càcc la parce que kenn ci ñun musul jox autorisation benn autorité pour mu mun a jël chaque fin du mois wala chaque trimestre lu ko neex ci budget Sénégal def ci lu ko neex na ma benn député weddi fii na ma ministre des finances bi weddi fii na ma kenn ci yéen weddi donc loolu càcc la. nan la ñu mën a jëlee koppar bu mel noonu teg ko ci loxo yu premier ministre nan lañ ko mën a wotee te député yi yëguñu ko. am na principe nag bu am solo bu ñuy wax ci budget muy principe bu sincérité mooy budget dafay dëggu te loolu ku ko jalgati nga yoon fan la ñu jëlee fonds yooyu kan moo voté fonds yooyu. li gën a yéeme nag ci mbir mi mooy problème mu moral nan nga mën a waxee sénégalais yi nañu def ay sacrifice. vous demande un sacrifice. Le sacrifice c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans. Je sais que vous accepterez ce sacrifice-là. ñu jël ay taxes te teg ko ci le coût de la vie mu diis loolu ci askan bi nga jël alal bu toll noonu taxaw féete la ko sa bopp tuddee ko fonds politique di ko dépenser tous les jours te amul kenn koo ci war a wax fan nga ko dugal. nan la lu mel noonu mën a amee ci réew mu toll nii. mu doon nag lu diis loolu ndax askan bi sonn nañu nekk nañu ci ay jafe-jafe tar na loolu ci ñoom nga jël benn nit jël koppar bu toll noonu di ko dépenser nu mu la neexee. finalement problème mu fonds politique problème mu ñaari nit la Ousmane Sonko. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. ak Ousmane Sonko. nee nga man maa ne woon fonds politique dafa haram caisse noire ma ne waaw maa ko wax. à moins que ñu jàpp ne Ousmane du Sonko. Sonko it du Ousmane. kenn ki moo bind livre bii wax ci wax yu dëggu te dafay changer système bi keneen ki moo ñëw indiwaat lu mu doon dàq ci système bi assumer ko di ko justifier devant sénégalais yi. waaye tamit problème bi du moom rekk moom la ak ñu mu àndal. ñi doon tàccu ba ñuy présenter livre bi
fonds politique yooyu dañ ko war a dindi fii. ndax fonds politique dañ koy supprimer ñoo continuer waat di tàcc ginnaaw bañ leen waxee ne am nañu ko nii lañ koy utiliser. waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege tey ñu ngi wër plateau yi di justifier fonds yooyu di expliquer fonds yooyu mais ñoom kañ lañ ko xam ba ki nga xamante ne moo doon utiliser fonds yi pendant 2 ans taxawee assemblée nationale ne man am naa ay fonds nan ngay mën a expliquer loo xam ne xamoo woon sax ne am na. gàcce gi nag nekkul rek ci benn nit ci toute une équipe la nekk ci ay compagnons yu bëri la nekk ñëg bi bëri na ci loolu waaye dëgg bi leer na ne li nekkoon démb wane wuñ ko tey lu ñu fësaloon démb ba mu jaraloon leen lu ne ba teg bakkan teg leneen ak leneen tey gàcce gu rëy la ci sénégalais yépp am ñu wote pour ñoom ak ñu wotewul pour ñoom ndax lii image la boo xam ne Sénégal mérité wu ko victime yi mérité wuñ ko ñi nga xam ne soobu nañu pour changement mérité wuñ ko gàcce mënul weesu lii tey nag lu ñu war mooy am na loo xam ne war nañ ko tourner Dakar du saf ñaari yoon te nit koo nax benn yoon nax ko ñaari yoon soo ko naxee ñetti yoon si moom la des waaye yàlla wàccoo na ak moom ndax jox na ko xel pour mu xalaat suñu réew nag dafa war a ibbi beneen page boo xam ne si jub lañ koy teg